Sen Talent l'émission de la jeunesse su fekkee ne artiste nga ngay rappeur wala sax ngay musicien ak loo mën ci doon wala sax ngay lutteur di bëre ak si loo mën ta yëngu te nga am ci talent kay fii ñu dalal la nga wane sa bopp c'est à partir de 20h tous les dimanches présenté par votre ami et frère DJ Dou. Ok, asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum à tout le monde asalaamaaleykum waa Mauritanie asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum àdduna wërngal képp. C'est une émission Sen Talent deuxième numéro mi ngi dalal ki nga xamante ni moom moo di Niankou Junior xam ngeen ni seen émission Sen Talent gëjoon na fi c'est parce que dañoo nekkoon ci ay affaires yu doy waar donc tey ñëw nañ dalal ki nga xamante ni moom moo di Niankou Junior. Niankou Junior doon benn artiste comédien bi yëngu ci wàllu théâtre comédie donc tey moom la ñu dalal mu fas yéene ñoo wax kan mooy Niankou Junior ak fan la tur bi jógee ak aussi lan mooy ambition am ci wàllu théâtral donc tey Niankou Junior ñu ngi lay wax dalal ak jàmm fii ci seen émission Sen Talent numéro 2 di la jaajëfal aussi tamit di la kontaane bu baax a baax a baax a baax ci courage bi nga am pour dugg ci wàllu théâtre parce que ñëpp xam na ne que théâtre nekkul lu yomb Niankou Junior émission Sen Talent mu ngi lay dalal di la wax naka nga def. waa du maa ngi lay siyaare di siyaare gars yëpp may seetaan yëpp di bëggee tamit ñi nga xam ni ñu ngi may seetaan encore xam nga di ma yokk courage di ma kii di bëggee gars yëpp di leen wax waaw Niankou mu ngi nii rek waaw comme ni ko gars yi waxee rek yaa ma gën a xam Niankou moom lu ndaw la xëy na tur bee xaw a kii rek di roy tamit sama turandoo Niankou di ko bëggee moom tamit bu baax a baax parce que yaakaar naa lépp moom la. waaw bu fi génnul woon xam nga def fi yenn yi du am sax xel maanaam pour def yenn yi mais di siyaare gaa yëpp daal waaw di leen bëggee yéen ñëpp. waaw donc Niankou mi ngi nii boo déggee muy wax sax nga xam ne ni moom deretul artiste bi mi ngi si moom donc Niankou suñu première question mooy que c'est-à-dire lan la ñuy xaar si Niankou donte ne gis nañu ay théâtre yi nga def ci koor gi mu doon ay théâtre yu am solo donc lan lañ mën a xaar si Niankou liy ñëw. Niankou moom liy ñëw yaakaar naa ni moo ëpp léegi xam ne maanaam moo jot génn nii di ci tamit profito di sant gars yëpp di sant ko ñuy wax Cheikh waaw Cheikh tamit ci la bokk di bëggee tamit waa Dems yëpp Dems family yëpp ñu ngi leen di siyaare leen bëggee bu baax a baax di wax tamit Niankou mu ngi ci yoon bi waaw mu ngi ci yoon nan préparé chargé téléphone yi ba mu fees connexion yi na doy bu baax a baax te xam ni ñu ngi ci yoon bi képp ku meroon nag ba am ku am feebar maanaam bu soobee suñu borom dëgëree xam ni Niankou mu ngi si yoon bi di wégal gars yi. donc Niankou mi ngi si yoon bi comme moom nu mu ko waxee rek artiste baa ngi noonu artiste bi nga xamante ne ndeysaan ñëpp a ko bokk bëgg képp kiy def programme fii si Nouakchott Mauritanie rek bu si Niankou bokkul rek du neex donc Niankou dafa am lu ma la bëggoon a laaj loolu fan si ñoom ñoo ko yóbbante nee ñu ñun léegi Niankou dafa jafe da ngay def programme doo ko mën a jot pour mu ñëw presser si sa affaire donc naka lay demee est-ce que yow yaay taxé gars yi lu cher wala léegi da nga nekk star raar nit ñi nu mu demee noonu rareté bi. non man moom laajuma kenn dara fayeekuwuma kenn musuma invité ni ma nangam laa lay fay. mais lan moo tax nga raar nit ñi. non maanaam ci job bi la rek job bi. non léegi nee nañ ma léegi yow da nga raar nit ñi bu njëkk dañ la daan gis à tout moment ngay prester si yenn programme yi mais léegi nee nañ ma ni ñoom dañuy am programme mais pour ñu jot la sax problème la te aussi tamit Niankou bëgg nañu xam kan mooy sa manager parce que tamit ku nekk yaakaar naa ne am nga si koo xamante ni moom nga mën a jaar pour jot ki nga bëgg a jot donc nag bëgg nañu xam Niankou ku ko bëgg a jot naka ngay def pour jot ko kan mooy manager am est-ce que aussi tamit jot Niankou doon na lu yomb wala lu jafe. jot Niankou moom yomb na sama téléphone moo ngi ma à chaque fois képp ku ma manti woo ak foo ma soxlaa mën naa la fa fekk. am na un jour am na ku ma envoyé message ni ma ñoo ngi am programme mais maa ngi lay woo rek yaa ngi naan ma xaw ma daga jàpp xaw ma yàlla xam ne kon wuyu ma ko wala kon mu juum wala keneen wuyu sama téléphone. billaay wallahi loolu la ma wax wallahi lancim mais man bàyyiwuma xel fenn fu ma décroché ni awma temps wala dara. ah ok donc kon mun nañ jàpp ni Niankou il est à tout temps disponible. bu soxlaa bu soobee suñu borom bu ma woowee kar Niankou sama numéro à chaque fois gars yi dinañ ko gis. léegi est-ce que mun nañoo am sa numéro en direct. non. non Niankou bàyyi yi ngay def yow tamit bàyyi yi ngay def dañoo bëgg am sa numéro en direct parce que bëgguñ nga mel comme yenn artistes yi lu ñu mel sa fans yi ñi lay bëggee bëri nañ ku la bëgg a jot du la jot nga jafe si bëtu gars yi donc bëgg nañ nga am benn disponibilité boo xamante ni tey képp ku la bëgg bu la bëgg a jot rek jaar fu yomb pour jot la tey dama bëgg nga joxe en direct ci seen émission Sen Talent nga joxe sa numéro pour que nit ñi am ko ku la soxla jot la ci lu yomb. waaw ok loolu moom du ma ko bañ parce que yaakaar naa ni tàggoo naa ci tamit bi may ñëw am naa ci ndigal boobu man war naa ko mën def
mais lu tax maanaam nangu moo woon a joxe comme genre xëy na ñii dañ lay bëgg ñii duñ la bëgg ñii mën nañu jël sax ci numéro pour dina naqaral ba di la wax yenn yi mais man nag loolu yëpp yëngalu man nit mën na wax lu nekk parce que man li may joué maanaam yëfi dof yi may joué bañ na ko ba fu ma romb sax si koñ bi dañ naan ma dof baa ngi nii dama ciy kontaan nag sun ma koy wax damay ree kontaan xam ni sama bëgg-bëgg la mais numéro dama koy joxe yaakaar naa mu ngi nii ci affiche bi waaw képp ku ko gis numéro baa ngi nii ñu def ci affiche bi képp ku contacté Nianko muy Sénégal Mauritanie yëpp programme lépp loo soxla incha allahu rabbana ñu ñëw jouer la ko bam nice ak sama équipe incha allah. donc mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax kooku moom mooy Nianko Junior donc gis ngeen ni mu waxee ndeysaan dafa dal aussi tamit dafa yaatu wàccee boppam lu jafe si artiste nee na ku soxla numéro bi moom ngeen gis noonu si suuf écran bi ngeen jël ko ngeen contacter ko su ngeen bëggee mu ñëw neexal seen programme su ngeen bëggee mu ñëw ngeen échanger ak moom ay idée parce que ku baax la aussi tamit li mu am ak li mu mel dafa jafe si artiste wàcce sa bopp am disponibilité boo xamante ni képp ku la soxla rek daf lay jot ci lu yomb. waaw donc Nianko bala ngay dem dañoo bëggoon nga may ñu lu ndaw si li nga xamante ni moom nga jencoon pour fans yi. waaw avant tout damay wax ak Samba parce que maa ngi gis benn gars yi naan ay pël laag lii laagur def ay TikTok ak affaire yooyu aar bi ñëpp ko moom amul pël amul lii amul dara Samba jàppal tawoo bàyyi yaa ngi ci yoon bi dégg nga del bëgg tamit 10 000 yaakaar naa 10 000 sa gars la nga koy rang. muy rang muy Samba rang muy Espagne rang muy Thiès waaw Samba jàppee ko noonu teewoo bàyyi leen Nianko mu ngi sa kaw nag maa ngi ñëw de Samba bàyyi ma xel maa ngi ñëw wax naa leer nag. voilà donc loolu conseil la parce que Samba sa mbokk artiste moom moo la conseillé parce que art bi boo ci nekkee lu nekk da nga ko dégg mais nag jàpp te bàyyi rek donc moom Nianko la doon na nit ku baax aussi tamit ku yaatu. donc Samba bien de choses à toi ñun ñëpp ay jolof lañ ñoo bokk fu ñu jógee donc tey bu ñu gisee suñu bokk dañu koy jàppale ci bépp anam donc li ngay def set na macha allah jaar na yoon te aussi ànd na ak respect bonne chance et du courage Samba. ok kon di bëggee gars yëpp daal di bëggee waa groupe bi parce que yaakaar naa xel lu doy moom laa jógee déparé foofu ñu dikkaat jeunesse avenir xam nga rek bëggee waat sama gars yi bu baax a baax dikkaat ci dem si famille waaw kon yaakaar naa yëpp sax mën naa yëpp benn groupe bi la. xam nga tur yi xaw a kii rek. mais parce que ñi nekk fee ñoo nekk fii mais maa ngi bëgg gars yëpp daal. waaw xam naa fii ak fan yi di nga gisaat sama équipe incha allah ñu démarrer bu soobee suñu borom. ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Sen Talent l'émission de la jeunesse su fekkee ne artiste nga ngay rappeur wala sax ngay musicien ak loo mën ci doon wala sax ngay lutteur di bëre ak si loo mënta yëngu te nga am ci talent kay fii ñu dalal la nga wane sa bopp c'est à partir de 20h tous les dimanches présenté par votre ami frère DJ Dou.